ñi sàcc xaalisu réew mi rawale seeni doom kon su dee ñun ñi ngi def sacrifice yu toll noonu démb sama waajur bu jigéen daf ma woo ne ma dellu seegoo Ziguinchor ma ne ko tant que manifestation bu weesul du ma ñëw mu ne ma tey ngaa dellu si ndax li may dégg dalul sama xel ma ne ko yaay gis nga mercredi bu soobee yàlla ñett yi moo mun a am daañ ñu bàyyi ñu dem def suñu manifestation ci jàmm ñibbisi si jàmm réew mi continuer doxam wala dinañu xëy jàpp ñu ñun ñëpp te bu boobaa ñoo ko war a gérer wala ñu def pexe bu ëpp loolu it waaye bu ci munti am rek man ci ñiy jiitu laa ciy bokk parce que duma leader boo xam ne day woote ba pare dem làqatu ji mu tegal ma ci ni léeg-léeg de xoolu yaay mooy wax waaye li nga wax yëpp dëgg la yàlla na leen yàlla aar kon ñun dañoo am njaboot am ay wayjur la ñuy dégg suba ba ngoon jar ñu koy teg suñu ndodd doy na ci souffrir waxuma laa ñu naan ay voilà dañoo bëgg a utiliser ni ñun suñuy xeex jeunes yi ñoo tax yéen jeunes yi yéen a tax ñuy xeex parce que Sénégal mën na baax ba jaaxal ñëpp waaye du mus a baax ak Macky Sall ndax jaay na réew mi loolu dinañ ci dellu si ëllëg jaay na réew mi jaay na ko tubaab yi jaay na ko naar yi jaay na ko turki jaay na ko chinois yi ñun moomatuñu dara ci réew mi ce travail de réappropriation de notre souveraineté mooy projet Yewwi Askan Wi du leneen kon bu leen kenn essayer jouer seen conscience génn leen massivement ñu daje place de l'Obélisque yow cadre de banque bi yow haut fonctionnaire bi yow taximan bi yow commerçant bi amul ku ñu bàyyi génn leen parce que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu bu ngeen ñëwee ba foofu nag la ñu bëgg a waxtaan ak yéen dinañ leen ko wax parce que dañu ne loolu ci cadre bu spécial occasion bu spécial dañ koy waxtaan ak yéen lii mooy woote 8 juin bi ñuy araftu nag Macky Sall xam nga yi ñuy def nii yëfu xale la di def ay capture d'image naan adresse su Sonko ngi nii adresse su Déthié ngi nii man sama kër ñëpp a ko xam comme nee nañu ñoom léegi xam nga ku jóg doo mus a dégg ñu ne Benno Bokk Yaakaar day def manifestation nga dégg opposition bi ne damay def contre manifestation musoo ko dégg suñu yoon newul ci ñoom il ne nous intéresse pas d'ailleurs jaru ko ndax ñoom ñooy reyante seen biir fu ñu daje bu ñu paree séddoo xaalis bi ñu sàcc ci réew mi paaka yi génn jaas yi génn kooku jarul ngay dem ci ko musudoo dégg ñu ne Benno Bokk Yaakaar day def manifestation opposition bi ne day def contre manifestation musoo dégg ñu ne ñoom dañuy def manifestation opposition bi recruter ay nervi pour dem ne dañuy xeex ak ñoom musul am du ma bëgguma wax mbër parce que bëgguma tooñ une profession waaw bëgguma wax mbër parce que bëgguma tooñ une profession ndax mbër yi la ca ëpp li ma gëm mooy ñu yeewu lañ ñu conscient lañ te xam nañ seen bopp waaye nervi yi ñuy recruter di leen essayer armé naan leen dem leen daal ci mosoo dégg opposition recruter ay nervi amul nit boo amee sa kattan am sa formation nit jël la ne la yaa may aar mun nga dem defi loolu garde du corps waaye jël la ne la demal dal ci kaw diw demal attaquer manifestation diw ñi ñàkk bopp weesuwul loolu te ku ko def nag yaa ngi na nga xam ni sa bakkan a ngi ci xottu gerte parce que personne ne peut résister à un peuple bu dee force de l'ordre ak li ñu yor ci gànnaay ak lépp bu peuple jógee ba jóg ñoom ñoo ko mënalul kuñ fi nax ba ne la yow demal attaquer xamal ni yow yaa ngi tayle sa bopp ndax fa nga dëkk fa nga nekk nit ñi dañ fa régler seen problème ak yow kon ñi ngi woowaat ñëpp réew mi dafa toll à un moment extrêmement grave Macky Sall gannaaw bi mu lajjee lajjaat li gën a firndeel lajjam mooy réew bu nekk en guerre nga xam ne tey bombardé nañu immeuble yëpp ba réew ma dara taxawutu fa ci réew googu lay dem di saraxu ne leen jox leen ma blé jox leen ma maïs moom 10 ans yi lan la def ba ñu am ba lan la liggéey pour ñu am blé am maïs fii ci réew mi tey ku fi yoroon poulailler mënatoo am aliment parce que blé bi Ukraine la doon jóge wala kii bi maïs bi moom lan la def ci 10 ans yooyu tey mu jël avion am dem di lambar yi dem gis Poutine naan ko dimbale ma nga bàyyi port bi ndax ñu am ñebbe ñàkk jom weesuwul loolu c'est ça qui est en jeu actuellement
na sénégalais yeewu ñun fitna taxu ñoo jóg waaye kenn mënul tere ñu mener les combats qu'on doit mener pour ce pays guerre psychologique bi ñuy joué nag mënul jàll. kon te li ci topp it foofu lay daane bii pas dañu ne rassemblement bi ndakaaru la waaye la résistance va se faire sur tout le territoire national loolu moom nañ ci dugal seen bopp. Matam ba Ziguinchor ndakaaru ba Tamba diaspora bi lépp résistance bi foofu lay demee duñ leen may jàmm duñ leen may fu ñu nooyee parce que may ñu jàmm may ñu fu ñu nooyee loolu laa bëggoon daaneel ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di sant. Maaleykum. Il n'était pas prévu que ñu jël kàddu gi ci daje bi waaye dinañ ci ndigalu président Khalifa Babacar Sall ak conférence des leaders nañ ci sànni ay baat yu gàtt di wax sénégalais yi nii woote gi ñu woote la ci jubluwaay bu njëkk mooy waxtaan ak sénégalais yi ndax président Khalifa Sall wax na ko léegi bi ñu defee seen forfaiture ba léegi déggu leen conférence des leaders Yewwi Askan Wi addu ci boobu ba léegi ñi ngi waxtaan ña ngay apprécier li nga xam ne moo juddoo ci waxtaan googu la ñu am yéene ëllëg partager ak sénégalais yi loolu di objectif bu njëkk te jàpp naa ni objectif bu am solo la fas yéene waxtaan ak sénégalais it ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yu réew mi tollu te mun naa ne jafe-jafe yooyu daanaka fukki at yu wees dara dañu ci day yokk rek waaye wàññeekuwul moo xam li jëm ci dund bi ndax barki démb rek ni ko honorable député Aïda Mbodj di waxee bés bi mu defee forfaiture am ci suñu liste defe naa mooy samedi ci suba bés boobu ci 10 heures la yokk njëgu carburant bi essence bi te yokkute googu ci kanam lay jëm loolu yëpp nañ ci waxtaan nag ëllëg bugguma ci dugg ci détails yi dinañ waxtaan ci situation wu droit yi ak liberté yi ndax képp koo xam ne nga d'accord ak Macky Sall moo xam ci léppam wala ci lenn ci ni muy doxalee da nga xam ni cible nga ci Macky Sall Cheikh Omar Diagne mi mu jàpp ci ay caaxaan yu kenn xamul ne ko rëpp ci kaso bi symbole la ci ndax ñépp ñi taxaw ne d'accord ñoog moom ci agenda LGBT bi nañu xam ni tey ñi ngi ci viseuram moom ak ñi ko ngemb ci bitim réew noonu la nekkee ci beneen ak beneen gis ngeen ni ku fi nekkoon activiste ci juróomi at yi weesu fexe nañ ba am luñ la tiiñal pour mun la créer le dossier kon bu nit ñi jàpp ni acteur politique yi rek la concerné c'est-à-dire démocratie la Macky Sall bëgg a faagagal ci réew mi ci ban anam parce que su ñuy wax dictature nit ñi dañuy gis image yu yenn réew yi nga xam ne parti politique amu fa char de combat yaa ngi fi ku génn wax dara ñu duma la tëj la déedéet loolu mooy dictature bu flagrante bu gën a boo xam ne dafa fës mais dictature bëri na ay xeet fekk fu réew mi fu mu tolloon ci démocratie te ay conquête ak ay xeex ñoo ko andi ba foofu nga delloo ko gannaaw ba tey sénégalais bu nekk na laaj boppam lan mooy différence situation bi ñuy dund tey ak situation bi ñu doon xeex 2011 sénégalais yëpp tiit fi mu toll nii ni ñu tiitee woon 2011 noonu la ñu tiitee loolu rek wane na recul am na te fu recul démocratie am rek avancée dictature am na fa parce que ñaar yooyu nii la fu démocratie delloo gannaaw dictature def na pas fu démocratie demee kanam dictature dellu na gannaaw kon yooyu yëpp lañu fas yéene ak crise multisectorielle bi ci njàng mi ci paj mi ak ci yeneen ak yeneen loolu lañ ne dinañ ko dajale moom ñépp nag waxtaanee kook sénégalais yi ëllëg bu soobee yàlla ñu bëgg a wax sénégalais yi nag ni au-delà de tout
li commencé tey monsieur le maire Ahmed Aïdara defe naa nit da ngay am dégg-dégg fi mu ne nii kenn amatul kenn koo xam ne dina am xel ñaar ci ay nii wii nii non ñëpp xam nañ ni léegi wii la loolu lu fës la Macky Sall la muy door tey mooy projet 3e candidature man du ma wax 3e mandat parce que il faut que ñuy def différence entre ñaari bu ñu dugal ci boppam ni mun na am 3e mandat mënu koo am bu defoon ay pexeem ba ne valide nañ candidature am it mënul am 3e mandat fii Sénégal loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp kon nañuy wax 3e candidature fi mu ne nii li mu door mooy projet 3e candidature te fas yéene ko jàllale lu dul jaay doole nit ñi loolu lay commencé ma bëgg a wax nag ni bu dee sàggan nañu ba ëllëg manifestation amul nañu xam ni 18 mois yi di ñëw manifestation dootul am Sénégal noonu la simple moom day làmb de bu nooyee du koo xam ne am na xel bu muy téye boppam ci dara su làmbee mu nooy danañ xam ni fi mu jëmee ak ñun mooy manifestation dootul am Sénégal rawati nag manifestation opposition moo tax li conseil constitutionnel def c'est de la haute trahison Sakho ak ñi mu àndal la ñu def c'est de la haute trahison c'est des délinquants de la loi waa conseil constitutionnel te tôt ou tard nag dinañu rendre compte def nañu seeni forfaiture dem làqatu barricade wu ñu jox leen ay garde corps jox leen ay avantages yu dul jeex jarul ñuy làqatu kenn du leen song kenn du leen dóor kenn du leen attaqué waaye tôt ou tard ils rendront compte devant cette loi qu'ils étaient censés servir et dire devant ce droit qu'ils étaient censés dire professeur Ngouda Mboup dafa wax keroog ni Saddam Hussein keroog biñ koy exécuté dañ ko exécuté ndoo en même temps que au magistrat boo xam ne dañ ko atte ci anam googu yéen a ngi gis li xew actuellement Tunisie parce que magistrat yi ay nit lañu il faut ñu delloo seen xel duñu lenn lu dul nit buy lekk ceebu jën di naan ataaya li tax ñu mën leen naw mooy li ñu bokk ñun ñëpp te ñu voté ko muy loi di constitution ne leen yéen a ko war a appliquer ñu appliquer ko ni ñu ko war a appliquer bis bu ñu ko teggee fii amatuñu suñu respect monsieur le président de l'union des magistrats génn fii mbër di wax naan day menacer nit ñi amatu leen suñu respect parce que respecté wu leen ñu parce que respect dafa war a mutuel dégg naa nag gannaaw bi Pape Ousmane Sakho defee Pape Omar Sakho defee heureusement que Ousmane sax new ci bi mu defee njombeem ba pare dégg naa Serigne Bassirou Gueye lay waajal fi mu ne nii pour mu dem valider la forfaiture de 2024 magistrat yi laa bëgg a waxal delloo seen xel du ngeen yàlla du ngeen yonent ay nit kese ngeen mënuñu saa yu Sénégal nekkee ci guuta benn magistrat lay doon bu dee procureur benn magistrat lay doon bu dee doyen des juges wala groupe magistrat lay doon bu dee conseil constitutionnel wala cour suprême boo leen dajalewoon ñoom ñëpp matuñu fukk saa su réew mi waree tàkk ñoo koy taal est-ce que loolu mën nañ ko continuer nangu au nom de quoi des avantages yi leen Macky Sall di jox ñu wax leen ko nag c'est pas une menace c'est une promesse tôt ou tard ils rendront compte de ces forfaitures ñuy wax sénégalais nag nii gis nga ñun nitu jàmm lañu nitu jàmm mooy doxalee nii ñu doxalee ñu tooñ la ba ñépp àdduna yëpp gis ni tooñ nañ la mu ne fang nga ne sànniwuma xeer dóoruma ay fetal yoruñu ko sax doxuma jëm pale waaye dinaa dajale sénégalais yépp ñu waxtaan nag te waxtaan boobu dina leen ci gaaral tam lan mooy doon agenda bi ci at yi di ci weer yi di ñëw kooku ku bëgg jàmm moo ko bëgg moo koy def musuñu ñoo gis manifestation bu ñu autorisé problème am fi amul
saa yu problème amee manifestation bu ñu autorisé wul la te moyens yi ngay déployer pour ne da ngay tere manifestation am moyens yi nga soxla pour encadrer manifestation tollul noonu toll ko kon manipulation yi ñuy def dem monter seeni vidéo ñëw naan waaw kii lu mu wax yow mii di policier boo gisee vidéo demal jëli kooku sénégalais la mi ngi fii demal jëli ko nga toog fi nga toog naan woo ay ñoom Khalifa Sall naan leen lan ngeen xalaat ci li manipulation yi ñuy def foog ni mun nañu jouer ci conscience su ndaw ñi naan leen yéenay seen chair à canon su ngeen fa dee it yéen a perte ñoom seeni doom ñun suñuy doom fii la ñu ne ci dëkk bi di jàng ci école publique yi amuñu garde du corps amuñu dara gis nga fixation boobu ñu def suñu njaboot sax déjà c'est suspect ñoom suñu mënul jot Ousmane Sonko nu ñuy def ba jot doomam mooy seen yitte fi mu toll nii moo tax lu jol suñu njaboot Macky Sall la te bu amee it njabootam dootul am jàmm fii ak ilaa yow mi diin loolu moom dañ koy wax mu leer daa di jël rek suñuy njaboot def ci fixation waaw doomam nii doomam nële nun suñuy njaboot a ngi fii ci réew mi bu ñu doon dem ci manifestation bu ñuy dem ci manifestation ñoom du ñu xam ne suñu njaboot a ngi ci biir manifestation bi parce que la ñu bëgg ñun xam nañ ko seeni plan xam nañ ko dama ne sénégalais yi gis nga kuy def sacrifice ba bëgg ko wut rek la ñuy laaj sénégalais yi bëriwul de ñii toog fii ñooy def sacrifice chaque jour nag di risquer seen bakkan di risquer la prison lu ne ñu dégg ko subaak ngoon guddeeg bëccëg di ko teg seen ndodd seeni njaboot di dégg loolu sacrifice daf koo mën a ëpp lan moo tax ñu koy def alal moo tax ñu koy def ñun soxlaluñu dara nguur man de nekk naa député ba jóge fa weer bu dee 400 000 francs laa doon fayeeku li ci des yëpp dama koo joxe nekk naa maire 1 franc du ma ko jël du salaire du carburant du dara ñun soxlawuñu dara ci politique bi jaamu yàlla lañ ci ut ñun servir notre peuple ñun duñu ñoom de ñoom ñi dajji kees yi yor ay milliards jël seeni doom ñi ngi diggante Dubaï Canada ak feneen ñun suñu doom a ngi fii bokkuñu ak ñoom cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.